asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax ami internet Dakar Buzz di leen dalal jàmm rek si suñu jotaay bii di kontaanee rek teewlu bi ngeen ñuy teewlu tey nag dañoo dalal rek kii di Makha Thiam fas yéene waxtaan nag moom si ñetti poñ rek nga xam ne bokk na si wàllu koor gi ak ay aide yi ñoo xamante ne ni dafa koy faral rek wala dañu koy faral di def lu ñeel aussi coronavirus bi dinañ si waxtaanee rek si wàllum sensibilisation bu mu mën a defal askan wi. Donc laata ñuy xuus si li ni mel maa ngi lay nuyu bu baax a baax Makha ma bàyyi la nga nuyoon toog am ni internet yi. baa ngi lay fay bu baax soxna si baax macha allah di am mbégte ak contentement di ñëw toog tey fii nga xamante ni moom mooy plateau Dakar Buzz di nuyu ami internet Dakar Buzz yëpp. di ñaan suñu borom mu defal ñu jàmm defal leen ko barkeel liggéey bi ngeen xamante ni moom ngeen nekk di def si xew-xew bi am ni te lëmbee àdduna wërngal képp. ñu ngi nuyu tamit suñuy waajur di nuyu suñuy soxna nuyu aussi ñi nga xamante ni ñooy jàppalante ñun yëpp si liggéey bi plus particulièrement sama groupe bi nga xamante ni moom mooy piété et bienfaisance. donc jaajëf Makha ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax donc si mbas mi rek laay door rek yow nga xamante ne jamono ji lëmbe na àdduna bi rawatina suñu réew mi di Sénégal cas communautaire yi ne fi xus cas positif yi di gën di yokk saa su ne ñu la doon laajte rek ana lan sax ngay mën a sensibiliser ña nga xamante ne ni ñooy askanu Sénégal bu nekk si réew mi ak su nekk bitim réew yëpp nga xam ne rek danañu si mën a jëlee njëriñ ba mun a moytandiku li ni mel. macha allah alhamdulilah bismillah di kontaan loolu si question bi nga xamante ne ni laaj nga ñu ko tey ñu war si indi li nga xamante ne ni moom mooy suñu xalaat di am yaakaar ni ñëpp dinañ si jariñu di wax ami internet yi ñuy suivre yëpp que ni lépp loo xamante ne ni jub na si li nga xamante ne ni moom la ñuy wax fa suñu borom taala wa tabaaraka la bàyyeekoo waaye lépp loo xamante ne ni ànd na seex ndëng ak ñàkk maandute rek si man mii la bàyyeekoo ak pexe seytaane donc li nga xamante ne ni moom mooy feebar bi di mbas bi ñëpp gis nañ ko nekk na lu ñëpp àdduna yëpp teg seen bët yaakaar naa moom képp kuy toog di laam-laame di naan ndax am na wala amul kooku yaakaar naa dañ koy boole si ñi nga xamante ni ànduñu ak seen sago mais li xew nii tey àdduna bi yëpp di si teg seen bët tey nit ñemewul taxaw ne lii nii di feebar bii di coronavirus amul ci comme ni nga ko waxee rek li nga xamante ni moom mooy corona bi nekk na loo xamante ni nii fa buur bi taalaa wa tabaaraka la bàyyeekoo waaw nekkul loo xamante ni si ay loxo doomu aadama la nekk wala si loxo mbindeef wala mbindaafoon mais si suñu borom taalaa wa tabaaraka la bàyyeekoo la tax mu wàcc nag am na sabab sabab ba tax mu wàcc moom mooy yàlla gi nekk si kaw suuf nekk si àdduna bi wërngal képp donc loolu nekk na si sabab moo tax tey ñiy xelu ñëpp lu ñu waroon def moom mooy tuub dellu si yàlla jéggalu ko ñaan ko ndax la mu wàccee kenn mënu ko fi jële ku dul moom la mu wàcceewul tamit kenn mënu ko fi wàccee ku dul moom donc feebar bi ñëpp xam nañ ne salte lay bañ tilim lay bañ dafa gaaw si wàlle li muy bañ rassemblement la muy bañ contact kon tey loolu nga xamante ne ni moom la feebar bi di bañ lu si ëpp islam daf ñu ko jàngal ba pare même bu ñuy rassemblé wu islam daf ñu jàngal nu ñuy rassemblé wu daf ñu jàngal tegginu rassemblement li nga xamante ni moom mooy set fii lañ ko fekk ñun ñëpp dañoo judd fekk ko fi ndax bébé buy judd day set bu paree dañ koy sang dafay set wecc ba pare solol ko yëre yu weex tàll wala yëre yu set wecc kon xam nga ne li nga xamante ni moom mooy set du génn si islam kon li nga xamante ne ni moom la borom xam-xam yi aajoo si wàllu médecine moderne ñoom li nga xamante ni moom la ñuy digle ni ma koy waxee nekkul seen xam-xam bu ñu moom newul xam-xam boo xam ne da leen dab mais xam-xam boo xamante ni nii dañ ko jàng te xam-xam boobu ñu jàng yàlla moom moo ko wàccee su fekkoon yàlla wàcceewul xam-xam boobu ñoom duñ ko jàng ba koy am kon ñoom lan ñuy wax si mbas bi loolu moom moo am donc malgré que y a les moyens de sensibilisation ñaan yee ngi fii musluwaay yee ngi fii li ñuy moytu ndëkk mi ngi fii mais loolu yëpp dafay ànd ak sabab bi mooy ngay bàyyi liñ lay tere ngay bàyyi liñ lay tere di def liñ lay digal bàyyi liñ lay tere mooy dañ lay tere rassemblement dañ lay tere li nga xamante ne ni moom mooy tilim dañ lay tere li nga xamante ni moom mooy contact da nga koy éviter balaa loolu islam daf ko tere nuyoo góor ak
ak jigéen dafa xaraamoon léegi corona bi ñëw na góor ak jigéen nuyootuñu accolade góor jigéen bu la lewul dafa xaraamoon li corona bi ñëw na léegi defatuñu ko parce que yàlla daf ñu tere woon loo xamante nii bàyyiwuñu ko tey lenn benn ci ay mbindeefam wàcc ñu bàyyi loolu kon tey ñun dañoo war a set ñëpp xam ne ne lekk balaa nga koy def da ngay set fi ngay toggee dafa war a set fa nga dëkk dafa war a set boo xëyee di nga bale di nga fobeere di nga ménage li nga xamante ni moom mooy poussière di nga ko déposiérer ñëpp xam ne boo jénnee ba dugg sa kër da nga war a raxasu as saabu balaa ngay tàmbali lekk da nga war a raxasu as saabu yooyu yëpp tey dafa ñëw da islam daf ñu ko digal balaa feebar bi di ñëw tey bi feebar bi ñëwee la ko nit ñi commencé di appliquer kon moo tax war nañ taxaw seetlu ci feebar bi dëgg lan moo làqatu ci gannaaw bu ko defee ñun ñëpp daal di ci tirer ay leçons daal di ci jàng ñu daal di ci mën a jénn te xam ne kat liñ ñuy digal moom mooy suñu jàmmi yaram waaw liñ ñuy digal moom mooy suñu jàmmi yaram am na solo bu baax a baax a max donc message ba ngi mi ngi noonu rek ba nga xamante ne ni moom la lancé askan wi ñu jëfee mesures yi rek te mooy tandeku tere yi mu doon lu am solo bu baax a baax donc ñu wax aussi si wàllu social gi max ak aide yi nga xamante ne ni da ngeen koy faral di def lan nga ni si mën a leeralal. macha allah alhamdulilah laal nga point boo xamante ni point bu am solo la point boo xamante ni wàccul kenn mooy ku nekk war na si dugal loxam. ku nekk war na si dugal loxam mooy ñi nga xam ne am nañ possibilité sensibiliser si loolu dañu war a sensibiliser ñi nga xamante ni am na as tuut li leen suñu borom dénk dañ ko war a jénnee si lan wa taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu alal ismi wal udwaan suñu borom daf ñuy sant ñu dimbalante si mbaax ak ragal yàlla bañ a dimbalante si noonoo ak def bàkkaar kon tey ndimbal boobu noonu ba ko suñu borom di digle xamuñu woon ne corona dina wàcc kon ndimbal moom moo jiitu corona. kon tey corona bu ñëwee ndimbal boobu noonu dafa war a gën a multiplier wu parce que dañoo nekk ci situation yoo xamante ni nit yi dañ ko soxla ba pare il faut que ñuy dellu di sant suñu borom ndax suñu borom moom moo ñu wax wama bikum min ni'matin fa minallah bépp xéwal boo leen am ci man yàlla la bàyyeekoo kon tey amul kenn koo xamante ne nii amul lu la suñu borom di wërsëgal allazina yuminuuna bil ghaybi wa yuqimuuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun suñu borom mi ngi ñuy digal mi ngi ñuy xamal foofu ne nit ñi nga xamante ne nii gëm nañu kumpa mooy loo xamante ne nii kenn xamu ko yaakaar naa corona bi bu fekkoon nit ñi xam nañu kumpa danañ ñu yëgal ni corona bi dana ñëw kon tey ñi fiy toog di naan xam nañu kumpa wala xam nañ luy ñëw suba kon ñooñu tey dañuy defaat taxaw seetlu si ñoom parce que tey bu fekkoon xam nañ dëgg dinañ ñu xamal ni corona bi mi ngi ñëw te corona bi buy ñëw lii la nar a def comme ça ku nekk daal di koy préparé ñi nga xamante ne nii dañuy taxawal julli ñëpp xam nañ ne suñu borom moom moo santaane julli moom moo wàccee si yonent bi alayhi salaatu wasalaam julli digal jullit bi muy julli pour nga nekk jullit foog ngay julli boo dul julli sa jullite dañ koy xoolaat mu teg si lan wa mimma razaqnahum yunfiqun di jël lenn si li ma leen wërsëgal di ko dimbalanteex néew di doole yi kon foofu tey suñu borom nekkul dafa wax milliardaire bi wala millionnaire bi wala ministre bi wala président bi wala député bi wala directeur bi wala chef d'entreprise bi wala kenn ku mu doon suñu borom tudd ko ku nekk am nga loolu la suñu borom di wërsëgal tey yow li la suñu borom di wërsëgal mooy salaire bi ngay am fii si Dakar Buzz tey boo ko jotee tey am na benn 1000 francs wala 500 wala 5000 wala 10 000 bu su war a jénn man li ma yàlla di wërsëgal tey si sama liggéey muy chaay bi may def tey am na loo xamante ni war na si jénn keneen ak keneen muy 500 000 francs lu la yàlla di wërsëgal rek am na lu war a jénn dem si ñu ko aajowoo kon donc loolu dafa nekk loo xamante ni moom moo jiitu corona bi tey corona bi ñëw na dafa war a dëggal loolu parce que gis nañ situation yi y a des pères de famille en chômage technique y a des activités yoo xamante ni nii c'est en arrêt y a des secteurs yoo xamante nii ça ne marche plus donc fu mu toll nii ñëpp a ko aajowoo tey am na ñoo xamante ni ñoom la suñu borom wërsëgal loo xamante ni nii tey war nañ ko mën a jénnee tey dañ ko war a jénnee parce que dañoo toll ci situation boobu noonu nous sommes obligés de s'entraider te ba pare islam c'est la solidarité c'est le partage yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom yërmande la ko suñu borom jox su ñun yërmande la ko suñu borom wàccee la ko wàccee si ñun kon tey yonent bi tey kii am yërmande moo la ëppoon yërmande tey kan mooy dox fii nii si kaw suuf nekk jullit te bëggoo yonent bi alayhi salaatu wasalaam bañ na ko ba dañ la ne pour yow sa ngëm-ngëm mën a mat foog da ngay jël yonent bi mu gënal la sa ndey gënal la sa baay gënal la sa jëkkër gënal la sa jabar gënal la say doom gënal la lépp lu nekk si kaw suuf pour sa ngëm-ngëm mën a mat te yonent bi moo la indil solidarité te yonent bi moom moo doon toog di dimbalanteex nit yi yonent bi moo doon toog weer këram cin du fa tàkk weer la doon toog cin du tàkk si këram ñaata si ay histoire ñoo ñëw tey du ñu xamal ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak soxnam su tedd boobu suñu yaay Aysa toog nañ war a lekk tàndarma ay nit ñëw ñu jël tàndarma bi jox leen ko
kon tey yërmande tey dafa war a dox ci société bi parce que yonent bi alayhi salaatu wasalaam daf ñu ko jàngal daf ñu ko fi bàyyi yàlla wax ñu ko tamit ci ay suraat yu dul jeex pour bañ a guddal xam naa yooyu yëpp bu ñu nekkee di ko indi mais nit yi xam nañ ne solidarité dafa war nit yi dañoo soxla ndimbal tey damay wax ñu ngi def téléthon soxna si téléthon yoo xamante nii da ngay gis koo xamante nii benn 2 millions lay joxe wala benn 1 million lay joxe mi ngi koy joxe yàlla rek moom moo xam waaye lépp lu nit di def ci kaw suuf wala mu nekk social dafa war a ànd ak ixlaas dafa war a ànd ak sell dafa war a nekk fekk yàlla rek moom moo tax nit yi xam ko nit yi ñàkk ko xam ça importe peu nit ki noonu la war a jàppee moom li muy def que ne moom mun na def te nit du yëg nit yi du ñu yëg ne kii moom moo def tey je dis que loolu noonu am na ñoo xamante ni peut-être ay société lañu am na ñoo xamante ni peut-être am nañ lu ñu mën a participer mën nañ participer mais tey ma Demba wala ma Samba biy jug indi 1 million wala 2 millions man tey li ma gisoon mooy kooku 1 million wala 2 millions boobu noonu moom ci koñ ba mu dëkk secteur ba mu dëkk ak ci ay membre de famille côté cosaanam ak lépp am na ñoo xamante nii tey dañoo aajowoo ndimbal boobu noonu kooku tey man la ma gisoon mooy balaa muy jël 2 millions yi di ko joxe pour tur ñu ne diw de joxe na 2 millions day jël 2 millions yooyu jëndee ko ay ravitaillement di xool kër yi nga xamante ne nii koñ ba mu dëkk ak la wër koñam ak sa village am da ko fay yóbbu te moom sax du ci feeñ tey loolu moom moo nekk la nga xamante nii nit yi tey loolu la ñu waroon def macha allah. am na solo bu baax a baax Maxa donc yow da ngay yëngu ci wàllum social. di jox néew ci doole yi nga xamante ne nii dañ leen koy dimbale naka lay demee exactement day am ñuy xamante ne nii ay borom ñu yàlla xéewalal di ñëw di joxe wala da ngay di dajale naka lay demee exactement. macha allah alhamdulilah ñun moom ku ñu xam ne dañuy yëngatu ci social donc ñu nekk sama Facebook Thiam Teranga ak ñi ma xam personnellement ci turu Maxa wala docteur Say ñoom xam nañ ne kii kat moom dafa nekk kuy taxaw ci aajo nit yi li tax may taxaw ci aajo nit yi mooy suñu borom dafa wax képp ku taxaw sa aajo mbokk jullit man yàlla damay taxaw ci say aajo te loolu noonu man maa ngi koy gis te rëccuwuma ci dara parce que am na mbir balaa nga koy xam fokk nga nekk ci tey li olof Njaay di wax la muy saf ku ko macc moom moo ko xam tey mooy mbir mi feex nekkoo ci dara xéwal yi la ci suñu borom dig yow doo ko xam yonent bi alayhi salaam dafa ñëw ne képp koo xamante ni nii woor na ba ngoon nga jox ko loo xamante ni nii lu mu dogee la yow da ngay am fay boo xamante ni nii du wàññi ci moom fayam moom mi woor fayam dara yonent bi tamit di ñu xamal ne képp koo xamante nii yaa ngi dimbali ay mbokk jullit suñu borom da lay dimbali donc mu nekk ay wax yoo xamante nii tey bu ñu ko doon wax tey duñ fi jógee tey mun nañ toog fii ba bés bi di ñëw di wax ci yu baax yi nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam digal nañu ko te alxuraan aussi digal nañu ko donc man damay yëngatu ci wàllu social lu dul weeru koor parce que dama yor benn groupe boo xamante ni déedéet nekkul weeru koor bi kese weeru koor bi bu ñëwee dañ ko siy boole mais à part weeru koor dañ koy def ndax am na ay femmes veuves yoo xamante ni dañuy dimbalante ñoom ak seeni orphelins ci ravitaillement am na ay famille diminuée yoo xamante nii dañuy dimbalante ñoom ci weeru koor am na ay divorce yoo xam ay mariés yoo xamante nii c'est-à-dire ay femmes yu mariées divorce ak seen njaboot seen borom kër defatul li nga xamante ni moom moo war ci xale yi loolu tamit dinañ ko laal dañu leen di dimbali aussi ci li nga xamante ni moom mooy ravitaillement am na tamit benn daara jirim orphelin bu nekk jëndeer aussi dañuy dimbalante daara boobu noonu ci yóbbul leen ravitaillement donc loolu yëpp nag samay personne samay nit la donc man maa jël nit yi nga xamante ni damay yaakaar ni am nañ as ngëm lu ëpp te bëgg nañ tamit di def yiw bëgg nañ di def lu baax ma dajale leen ñuy def benn genre natt boo xamante ni chaque weer bu dee wala chaque cas sociaux dañuy ku nekk la mu am dafay dugal donc groupe bi ba may tàmbali maa ngi woon presque ci ay 15-10 personnes groupe bi mi ngi tudd piété et bienfaisance mais du ma fa dugal nit parce que dama ko fa bëgg dugal déedéet dama lay gis ni yow kat mën nga dimbalante man ci acte social yi may def ma waxtaan ak yow ci groupe bi wax la règlement bi mooy groupe bi nekkul groupe de discussion nekkul groupe boo xamante ni nii chaque weer bu dee tu es obligé de cotiser il y a aucun montant aussi qui est fixé donc bu ñu la fa dugalee ñuy dugal cas sociaux soo amee nga participer soo amul doo participer léegi nag ku ci nekk ci say entourage am na ñoo xam ne du ñu mën a nekk ci groupe parce que ñu bari bëgguñu groupe léegi ñoom di nga leen mën a di jottali cas yi ñoom ñuy participer te kenn du xam en plus tout se fait dans l'anonymat tey kiy dugal ci groupe bi du wax kenn du ko xam man lay yóndee li tax may xam mooy man maay sabab bi su ma yóndee lu mu mënti doon bu fekkee dafa jënd produit damay taal sama oto wala sama scooter dem jëli ko su fekkee daf ma yóndee wari wala via les moyens bu mu mënti doon man maa koy jëlaat dugal ko ci groupe bi wax ne am na ko participer kon mooy kenn du xam ne kan moo participer parce que foofu dañ koy suturaal ba pare dañuy bañ ay yiwam yàqu parce que nit ki boo defee nit yi yëg ni yow yaa def rek mun nga ci gis sa bopp sa yiw mun na yàqu. am
am na solo bu baax a baax bu weesoo loolu koor gi mi ngi dugg yan genre ndimbal ngeen si doon faral di joxe naka la doon demee aussi. macha allah weeru koor bi nga xamante ni mi ngi teru si nekk weeru xéwal nekk weeru yërmande nekk weer boo xamante ni nii weeru promotion la tey bu ñu ko doon nattaatle si dimension bi ñu toll weeru promotion weer boo xamante ni bés bu nekk la nga fay def lan lay fay du bokk ak beneen bés la nga fa doon def lan lay fay mooy c'est-à-dire lépp lañ lay multiplier c'est-à-dire jëf ju baax waru fa gëj parce que suñu borom day fay. parce que moom moo wàccee koor moom moo ko téyal boppam moom moo koy fayal boppam ku woor yàlla ngay wooral gannaaw ba nga waralee suñu borom sa bopp tamit ngay waral ndax yàlla moom moo lay fay woor boobu ngay def donc lépp loo si def muy yiw suñu borom da la koy fay bu la koy fay da la koy multiplier léegi ki la ne man dama lay fay dama la koy multiplier yow mun nga xam ñaata la koy multiplier kon mooy bés boobu bés yii di ñëw dafa nekk ay bés yoo xamante ni nii nit kuy xelu dëgg da siy jariñu si julli si woor si jàng alquran si tudd yàlla si jénnee alalam di ko partager si jénnee asaka comme ni mu waree nga xamante ni dafa bokk si les piliers de l'islam donc am na ñoo xamante nii tey bëgg nañ jénnee asaka xamuñu fu ñu koy joxe tey ñu ngi koy jénnee fi ñu koy jox am na fu ko gën a yoyoo kon ñooñu ñu ngi leen di tàllal loxo di leen xamal ne seen asaka bu ñu ko jénnee bu ñu si jotee ñun danañ ko jox ña nga xamante nii ñoom lañ ko war a jox léegi weeru koor bu daan teru si dañu doon dimbalanteex sama jàkk muy al muxtaad bu nekk Kastoor di jàkk boo xamante ni dañ doon def balaa weeru koor bi di ñëw 2 mois avant la ñuy préparer di def ay waxtaan di def ay suuraa di xool nu ñuy gàttandoo weeru koor bi yan activité yéen lañ siy mënee si wàllu social parce que tey ki ngay woo di ko wax yàlla nee na yonent bi nee na si social la ki ngay woo tamit ne ko waxtu bi bu jotee boo ñëwee di nga lekk loolu si social la donc tey même nii balaa corona bi di ñëw commencé woon nañ ko bi ko corona bi ñëwee lañ ko arrêté léegi di ko def waxtaan yi si groupe WhatsApp bi donc li ñu doon def mooy man particulièrement la ko jàkk ji sasoon muy li nga xamante ne nii moom mooy social bi ak lépp luy dugal xaalis si jàkk ji donc ma si doon góorgóorlu ba weeru koor bi passé si ndimbalu suñu borom man kase récolté naa li nga xamante ni moom moo toll si 2,5 millions si nit yi nga xamante ne nii moom mooy nit yi def yu baax ak di nekk sama xamel ak wër àdduna bi yëpp donc ba ñu jotoon si def li nga xamante ne nii moom mooy li waa jàkk ji doon aajowoo ak ñi amoon yaakaar si jàkk ji ñëw foofu mën a dog mën a xëdd mën a naan ay meew ay lekk loo xamante ni lu mu war a lekk la si bu ñuy def li nga xamante ni moom mooy waxtaan yi ak julli guddi yi ba nga xamante ni dese woon nañu sax 70 000 si 2 millions presque 500 yi donc lépp ñu jël ko utiliser ko si ñi nga xamante ni ñooy jaamu yàlla yi parce que ni ñu ko doon laajee nit yi noonu lañ ko doon utiliser donc ren li nga xamante ni moom mooy mbas bi tax na ba dañoo arrêté rassemblement yi tëj nañu jàkke yi donc julli dootul amati donc li nga xamante ni moom mooy def ay séance de rupture de jeûne dootul amati parce que boo ko defee mooy yaa ngi rassemblé te boo rassemblé mooy yaa ngi tere te yow miy jàngale waroo def li ñuy tere ñu gën ko ñu bàyyi ko xel bu baax kiy jàngale kooku warul def lu ñuy tere kooku lu mu mënti def ba mooy li ñuy tere daf ko war a def parce que tere boobu moom moo si war a jiitu kon tey islam moo tere nekkul président moom moo tere de tey islam moom moo tere parce que président dafa wax si kàddu islam léegi nag lu làqatu si gannaaw ak lu si làqatul ñun duñ ko luñanti duñ ko seet tey am nañ li nga xamante ne nii moom mooy bunt mooy kilifa moom moo tere te seen président de la république moom moo yilif dëkk bi yëpp ku mu neex moo la yilif ku mu naqari moom moo la yilif donc de ce fait que man ren dama jël décision dem ak samay propre moyen dem ak tamit nit yi may jàppale donte jàkk ji aussi dina ko continuer parce que ñoom dinañ ko taxawee ñu ngi koy taxawee fu mu toll nii mais comme mbir moo xamante nii ñëpp ñoo si war a sóobu ku nekk côté ba nga nekk secteur ba nga nekk da nga fa war a def kon tey man damay jénn ma def ak samay nit jàkk ji def bu ko defee day nekk ñaar tey bu ñu doon dimbali benn dinañ dimbali ñaar xam nga loolu dafa nekk loo xamante ni kon lu positif la kon léegi moo tax man commencé naa ko ba fu mu toll nii démb fii may waxee yow nii rek démb am na koo xamante ni nii mi ngi nekk ci groupe bu ñuy wax alxidaaya donc moom ba mu yëgee li may def parce que dama ko monté def emoji def lépp pour ñi nga xamante nii dañ leen koy wan def test boo xamante nii tamit mooy tax nit ki mën a comprendre suñu jubluwaay boole ko emoji boole ko ñun yi ñuy mëne yi ñuy def en produit nit yi di ko gis donc ba mu ko dugalee ci groupe am dafa dekee ci 200 000 donc ma jot 200 000 sans compter yeneen envoi yoo xamante nii jot naa ko par Western Union ak par Septap ak Wari yoo xamante nii nit yi ñoom ñu ngi commencé di participer balaa lii
donc di wan nit yi rek liggéey bu ànd ak yërmande nu mu amee solo parce que nit ki feex yaa ngi yërëm nit yi suñu borom daf lay yërëm feex tamit yaa ngi sóobu si loo xamante ni lu suñu borom gërëm la suñu borom daf la siy jàppale man damaa am yaakaar ne ni ma koy waxee nii soxna si noonu lay demee bu soobee yàlla te Dakar Buzz dina ñëwaat ñu defaat si fu mu toll nii maa ngi ciblé 30 familles yoo xamante ne nii man sama jëmm bopp ak nit yi may jàppale maa ngi am yéene yóbbul leen ration alimentaire si njëgu 50 000 tey 50 000 yooyu 30 familles yooyu fu ñu nekkee 30 familles yooyu jenn yi yu ëpp ñu ngi Dakar donc kenn moom moo si nekk Ngexox kenn moom moo si nekk Thiès am na ku nekk fi nga xamante ne nii mooy Jandeer parce que boobu daara bi la donc loolu jénn na Dakar am na yeneen yëpp nag ñu ngi ci secteur bi donc mooy profito di lancer un appel autorité yi pour ñu dimbali ma ba ma mën a am autorisation boo xam ne dina mën a tax ma jénn dëkk bi dem yóbbul li nga xamante ne nii moom mooy ci sama acte social yi ñu nekk ci ñi jénn dëkk bi nga xam ne balaa ngay dem foog nga am autorisation loolu xam naa ñi may seetaan ku ci am loo xamante ne nii mën na ko ci rek incha allah ñun bu ñu woowee incha allah ci numéro bi 77 640 04 51 danañ dem mu dimbali ñu ci autorisation bi pour ñi nga xamante ne nii dañ leen di jox ñu mën a jénn dem yóbbul leen seen ration alimentaire ndax dëkk bi moo doy waar tey ki ngay jox xaalis xamoo ndax dana ko utiliser wala déet te yow ki nga laaj da nga ko wax da ngay jënd dund kon dund boobu da nga ko war a dund nga filmer ko nga wan ko mu xam ne kat la nga ko laajoon defee nga ko comme ni nga ko waxee yóbbul ko ñi nga xamante ni ñoom nga ko war a yóbbu man noonu laay liggéeyee man lépp lu may def day ànd ak ay images day ànd ak ay preuves donc loolu sama waa groupe bi nga xamante ni ñooy piété et bienfaisance ñoom xam nañ ci dara incha allah. si lu ñeel ren. ndax jot ngeen dajale koppar si ñaata la toll. waaw man dëkk fu mu toll nii xam naa li ma jotagum nii calculer gu ma waaye xam naa war na passé 300 000 war na mat 400 000 wala bu matul 400 000 aussi li siy des du bëri li ma jotagum jot parce que récupéré gu ma wari yi récupéré gu ma tamit li nga xamante ni moom mooy Western Union yi récupéré gu ma tamit li nga xamante ni moom mooy Ria bi parce que su ma juumul jot naa ñaari yoon 65 000 muy 100 euros yoo xamante ni boo ko boolee day nekk 100 et quelques mille ak 200 000 day nekk 300 000 ak yeneen yu sew sewaan yi dana jege 400 000 wala mu mat ko incha allah. voilà mi ngi noonu ñu nga wax ko léegi ci say wax ak mbas mi ren yenn activités yi ngeen doon def dootu leen ko mën a def naka ngeen ni kon fas yéene doxalee ngir dimbale askan wi ci ndimbal yooyu séddale beeg li ne mel. léegi comme ni ma ko waxee woon rek ci jàkka ji ñëpp xam nañ ne masjid al muxtaar si ndigalu ki nga xamante ni moom mooy imam al Ousseynou Samb ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo jiite masjid bi yëpp dañu doon def ak ndaw yi dañu doon def li nga xamante ni moom mooy bu weeru koor bi teroo dañuy organiser ay séances de rupture de jeûne c'est-à-dire ay séances de rupture de jeûne dañuy préparer si ndimbal bi ñuy laaj ak ña nga xamante ni bu dog di waaj a jot dañuy indi ay mburu indi lépp walaay di sant ñëpp di jaajëfal ñëpp gis nga yonent bi alayhi salaatu wasalaam tabe woon na trop waaye si weeru koor la gënoon tabe léegi nag jullit yi man dama leen di ñaax ak ñëpp tabe bi ñuy tabe mu bañ a yem si weeru koor kese bu ñu jénnee weeru koor ñu koy continuer parce que ndimbal du jeex tout le temps am na koo war a ndimbal tout le temps am na koo war a dimbali bien vrai que am na ñoo xam ne duñ ko yeyoo sax mais dañ koy woote woo mais loolu doo ko xam doo ko jéem a lu ñanti la ngay def mooy def rek fekk yàlla moom moo tax la sa des nga bàyyi kax nit ki ko woote ak boroomam donc bu weeru koor teroo dañu doon organiser ay séances de rupture de jeûne donc il y avait plus de 100 et quelques personnes yu doon ñëw si jàkk ji di fa dogee chaque jour premier jour ba 29e jour wala 30e jour donc si ndimbal yooyu dañu doon def di def pain def beurre wala thon ak mayonnaise def meew donc ak tàndarma bu ko defee nit yi chaque heure boobu dañu doon ñëw di dog foofu noonu si jàkka ji bu ñu demee tamit ba 10 derniers jours yi nga xam ne dañu doon taxawal ay julli gudd dañu doon organiser ay xëdd yoo xamante ne ni ma ko doon defee mooy moment bii day nekk sandwich steak suba mu nekk li nga xamante ne mooy sandwich poulet parce que dama doon sensibiliser nit yi de telle sorte que ma ne nit ku nekk fa nga toog di dog teg sa croissant teg sa jus teg sa lépp si table bi fromage jambon dara manqué wul nga heure waxtu dog jot ngay dog sa xel warta mën a dal xam nga ne moo tax sa xel warta mën a dal parce que am na ku woor ba ngoon nekk ci el bi amul lu mu dogee kooku bu amoon mburu ak meew dana dog kon yow miy jénnee di jël loolu yëpp sa famille dara du manqué sa njaboot ñëpp di lekk ba suur xalaatal beneen njaboot parce que tey ñi toll fi ñu leen war a dimbalee yow mi toll fa nga war a dimbalee mun na sens bi mun na inverse yow mi doon war a dimbale tey mun nga toll fu ñu lay dimbalee moo tax ëllëg dafa jar a sóoraale te kenn xamul ëllëg lan mooy xew moo tax moment bi nga mënee defal ndax bés boo tolloo fu ñu lay defalee dinañ la defal te soxna si maa ngi lay wax jamono bi ñuy dund nii amul kenn koo xamante ni yaa ngi si kaw suuf te soxla woon ndimbalu suñu borom ni nga ko waxee léegi séddale ndog yi nit ñi ñëw di ndog ak ay mbooloo di fa daje ak mbas mi naka ngeen di organiser woo exactement laa bëgg a xam waaw donc ren loolu du mën a nekk incha allah jàkka ji tëj nañ ko mooy déjà mënatoo fa def séance de rupture de jeûne heure bi nga xamante ni moom la
confinement bi di dugg mooy mënatoo nekk si biti di naan da ngay defaral nit ñi lu ñu dogee déedéet donc man la ma gis war ko def man ak ñamay jàppale muy sama groupe Piété et Bienfaisance di gërëm tamit groupe Alxiyaada bi xidaaya bi nga xamante ni ñu ngi siy jàpp ak nit yi may déglu nit yi ma xam war ma see jàppale yépp man li ma fas yéene def ren mooy loolu du mën a nekk dañ koy jël tegu ko à côté parce que lan moo tax dañoo war a topp ndax jullit bi moom samirna wa ataxna dégg nañu topp nañu suñu kilifa muy suñu président de la république tere nañu lam ñu tere dañ ko war a bàyyi léegi man la may def mooy la may récolter tey boo jëlee la may récolter muy war ko jëndee ay denrées alimentaires toll na tey si 50 000 man li ma xalaat ne su ma jotee loolu laay def mun na ko bañ a mat parce que mi ngi dépendre si li may récolter su ma récolter plus mooy y aura plus de familles parce que actuellement maa ngi récapituler 30 familles te ëpp nañ 30 familles mais 30 familles yi ma récapituler mooy ñi nga xamante nii ñoom ala kulli xaal dañ koy aajowoo parce que tey ñenn ñi ñu ngi doon jàngaleetuñu amuñu salaire ñenn ñi ñu ngi doon liggéey wàññi nañ leen moo xam chômage technique moo xam arrêté nañu parce que liggéey boo xamante nii da nga doon liggéey si bés bi di am looy dundee di dund ñu arrêté ko kon kooku tey xam nga ne tey soxla na ku ko ñëw dimbali te soxna si maa ngi lay yëgal ne man xam naa ñoo xamante ni nii ñu ngi seen kër bu ñu doon dee sax di lekk sombi di naan ruy danañ ko def duñu woote tàllal loxo si biti donc daal da ngay dem ren séddale ku nekk nga jox ko la nga xamante ni dana ko yelloo ndogg léegi foofu ngeen di yemale waaw léegi li ma décidé mooy kër gu nekk ba ñi ma récapitulé si famille man bëgg naa leen yóbbul ku nekk saaku ceeb bu 25 kilos bëgg naa yóbbul li nga xamante ni moom mooy huile 5 litres bëgg naa yóbbu li nga xamante ni moom mooy meew bëgg naa yóbbu tàndarma bëgg naa yóbbu li nga xamante ni moom mooy soble bëgg naa yóbbu li nga xamante ni nii moom mooy pomme de terre et aussi bëgg naa yóbbu la nga xamante ni nii moom mooy lépp loo xamante ni nii rek nit ki da koy aajowoo si biir këram bëgg naa yóbbu fromage c'est-à-dire les premières nécessités donc li nga xamante ni ala kulli xaal nit ki moom da koy aajowoo bu ko amee si këram amaana li si des yu sew sewaan lay nekk lu mu mën a jënd si boutique bi la su amee 500 mën na jënd complété ko su amee li nga xamante ni nii moom mooy leneen aussi mën na jënd complété ko si incha allah donc man loolu laa décidé def si li nga xamante ni nii moom mooy 30 familles donc loolu noonu incha allah si la ñuy ñaan suñu borom mu dimbali ñu si la ñuy tàllalee loxo ñëpp ñu ñëw taxawuñu si ba ñu am budget bi nga xamante ni nii moom la ñu soxla pour mën a def li nga xamante ni moom mooy ay acte social si famille yooyu noonu ba sax mu weesu ko parce que weeru koor bi yaatu na tey ñi ngay njëkk jox kéem yaa ngi dem di récolter rek tey mun nga jox plus mais fu mu toll nii moom maa ngi taxaw si 30 familles yoo xamante nii famille bu nekk décidé naa yóbbul la denrée alimentaire njógu 50 000 léegi 50 000 yooyu ni muy demee benn nit mun na jox ñaari famille mun na jox ñetti famille parce que ku nekk ak li la yàlla wërsëgal ak ku nekk la nga pare pour jénnee tey 5 personnes mun nañ cotiser pour benn famille 10 personnes mun nañ cotiser pour benn famille 5 personnes ni ñu cotiser sa 10 000 sama 10 000 10 000 keneen 10 000 keneen bu ñu nekkee 5 du mat 50 000 bu ñu nekkee 10 du mat 50 000 donc ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite te kii def si yoonu yàlla ma profité lancé ko warul xeeb 500 francs nga am defal yow yéene nga 1 million 500 francs moo nekk sa poste defal 500 suñu borom yéene 1 million bi la lay fay parce que inamal amalu bin niyaat suñu borom yéene lay fay mais pas jëf ci tey mun nga yéene def lu baax nga jëf ko jëf ju bon suñu borom du la fay jëf ju bon jooju nga def parce que si yéene moo nekkoon jëf lu baax kon kii def si yoonu yàlla bu mu xeeb te soxna si maa ngi xamal nit yi que ni gis nga def si yoonu yàlla taw feex la bu la buur bi tabaaraka wa taala di defal ndax nit am na ay millions am na ay milliards 500 wala 1000 francs bu gën a ndaw du ko jénnee def ko si yoonu yàlla lu tax du ko jénnee def ko si yoonu yàlla mooy moom gisal bi da koy dominer moo fi joxe 500 000 moo fi joxe 1 million ñu tuddee ko sa tàndabeer mu jénnee 200 000 ñu tuddee ko soirée mu jénnee 1 million ñu tuddee ko loo xamante ni nii dara neexu si suñu borom dara du si am fay yàlla moom loolu lay def parce que dañ koy tudd fu ñu toog si plateau télé yi fu mu romb dañ koy wax muy yëkkati ay mbagam ay jëfam di neen mu koy jural meru suñu borom moo tax ki am 10 000 da ngay gis koo xam ne dafa ñàkk loolu yéwén loolu sax moo bëri si biir moo bëri si àdduna bi surtout Sénégal bi ñu ne ñoo xam ne amuñu dara waaye lu ñu am bokk ko ñi nga xamante ni ñoom lañ ko war a bokkal ñoo xam ne dañoo bëri de lool bew lool yàlla nañu yàlla musal yàlla nañu yàlla musal te aussi maa ngi profité di lancer ni gis nga alal bu lewul nit pour mu jël ko dugal ko si yoonu yàlla dafay metti alal bu lewul laa wax nit pour mu jël ko dugal ko si yoonu yàlla dafay metti kon nañu góorgóorlu di fàggalu lew pour ñu mën si di dimbalante nit ak xel bu dal léegi balaa ma la bàyyi rek dama lay laaj depuis quand ngeen commencé wàllum social gi ngay def si weeru koor yi depuis yàgg na nag jàkk ji yàgg na koo def man après laa gane si jàkk ji comme man loolu dafa nekk si man day daw sama deret ma siy jàpp tey ba am si benn poste bi donc da nga ko faa fekk
waaw dama ko faa fekk donc bi ma ko fa fekkee tamit te ba ma demee ba comprendre ni loolu dafa war si képp kuy jullit wala képp ku am opportunité yi loolu dafa war pour mu def ko tey nekkul ki am ay millions rek moo war a def social déedéet ki xam ay nit yoo xamante ni mën na leen dajale récupérer la ñu am def si social kooku tamit social daf ko war. am na solo bu baax a baax ñu ko déggandoor leer na ñi mu doonoon Maxa Thiam moom la ñu dalaloon ba tax na Maxa maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax di la kontaanee si teewlu bi nga te si li nga ñëw wuy si Dakar Buzz partagé ak ñun plateau bi xamal ñu lu bëri si wàllu social ñaax askan wi si wàllum coronavirus bi donc ñu ngi la siy jaajëfal bu baax a baax ma bàyyi la nga tàggatoo ak ñi nga xamante ne ñoo la doon seetaan. macha allah alhamdulilah ñu ngi am mbégte loolu ak contentement si toog bi ñu toog fii tey war a wax li nga xamante ni lu ñuy jariñ la luy jariñ ñi koy def ak ñuy jariñ askan bi muy li nga xamante ni moom mooy sensibilisation si wàllu corona bi li nga xamante ni moom mooy social bi ñu war a def te corona bi nekk sabab weeru koor tamit nar a nekk sabab muy ñaari sabab kon man du ma def lu dul tàllal loxo nit yi di leen woo si yiw yii di leen woo si xéwal yii di leen xamal ni aider est un devoir di leen wax ni un bienfait n'est jamais perdu donc man tey li nga xamante ni moom mooy fi ma kale li ma war a def mi ngi toll si 1 million 300 wax naa la léegi daaw man kese récolté naa 2 millions presque 500 kon tey mooy man am naa yaakaar ni 1 million 500 yooyu noonu dana mat te dana ko ëpp te dinañ jox ndogu aussi lu ëpp dinañ yóbbu denrée alimentaire pour nit yi war a dog lu ëpp 30 familles te aussi duñ si yem bu weeru koor bi jeexee tamit lu ñuy continuer la parce que nekkul ni mbas bi si weeru koor bi rek lay yem nekkul ni dimbali aussi si weeru koor bi rek lay yem waaye ñu ngi am yéene bu weeru koor bi passé ñu continuer ko di gërëm samay waajur di gërëm ñëpp ñu ñuy suivre di gërëm ami ak internet waa Dakar Buzz di gërëm waa Dakar Buzz yëpp plus particulièrement Amadou di sama waay di sama xarit di gërëm aussi ñi nga xamante ni ñooy sama waa groupe muy piété et bienfaisance di gërëm ñi nga xamante ni ñoo pare pour ñëw dimbali ñu yëpp di tàllal ñëpp loxo macha allah. am na solo Maxama dellu di la jaajëfal bu baax a baax di leen jaajëfal ami internet di leen joxe dig daje si yeneen di jotaay jàngeen jëf. bismillah alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah ala man laa nabiyya ba'da hamdan kasiran tayyiban mubarakan fiihi asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu ñëpp ñi nga xamante ne nii ñu ngi war a toog jàkkaarloo ak ñun ñu jébbal leen li nga xamante ne nii moom mooy liggéey bu rëy bi ak acte yu noble yi nga xamante ne nii ay doomu aadama yoo xamante ne nii bokkuñu dajaloo ku nekk jénnee dërëmam daal di ko siy def ki ngeen jàkkaarloo nag mi ngi tudd Maxa Thiam si tur bi dëgg-dëgg ñu gën ko xamee si Thiam Teranga si Facebook bi ak docteur Saay si activités yi donc li ngeen xamante ne nii tey moom lañ leen indil mooy sama benn groupe boo xamante ne nii moom laa créé bu tudd piété et bienfaisance donc si piété et bienfaisance si la ñu nekk di def ay actes sociaux yoo xamante ne nii ña fa nekk ñëpp nekkul association la nekkul mouvement la nekkul loo xamante ne nii ONG la waaye ay doomu aadama yu dajaloo yoo xamante ne nii xam ne def lu baax daf leen war ku nekk ñu nekk sama xamel may sàkku yiw bëgg si ñoom yiw bëggal leen ay tuyaaba comme ni ma ko bëggalee sama bopp jël leen dajale leen def leen si benn groupe lu jiitu weeru koor chaque weer bu dee ñuy def ay cotisation di dimbali néew di doole yi kenn ki femme veuve ñu koy fayal location am di ko jëndal ravitaillement pour xale yi kenn ki ñenn ñi bu ñu amee ay facture wala bu ñu feebaree incha allah ñu ciblé leen ñu defal leen li nga xamante ni moom mooy actes yi léegi may préciser rek que ni ñun actes yi ñuy def yëpp pratiquement néew na lu nit di ñëw joxoon ñu baaraam pour ñu defal ko waaye ñun ñooy xool ne kii kat aajowoo na dimbal ñu daal di góorgóorlu daal di dajale daal di koy dem bettee xéwal comme tey li ñu nar a def nii nga xamante ne nii plus de 35 familles yoo xamante ne nii war nañ leen yóbbul li nga xamante ne nii moom mooy ndimbal si denrée alimentaire si weeru koor bi ñu toll di weeru yiw weeru yërmande weeru partage ak li nga xamante ne nii mooy Covid 19 bi ak ni secteurs yi arrêté ak ni yenn parents de famille amee problème si ñu def en chômage technique ak ñoo xamante ne nii seen secteur bi ñuy liggéey doxatul. tey ñooñu ñu ngi toog waaye tey ñun ñi nga xamante ne nii ay ndaw lañu di góorgóorlu am ay nit yoo xamante ni ñoo pare pour jàppale ñu tey pare nañ pour yóbbul plus de 35 familles selon ndimbal yi ñuy recevoir ku nekk denrée alimentaire si valeur 50 000. dëgg la macha allah loolu am na solo wax nga lu am solo tey ñi nga xamante ne nii jël nañu seen xaalis jox ko état man côté boobu noonu am na benn côté positif si man am na benn côté négatif si man côté positif si man mooy lu baax la
parce que dès instant nga jënnee joxe rek mooy def nga lu baax léegi côté négatif bi si man mooy am na ñoo xamante ne nii man gis naa ne ñoom waroon nañ mën a bañ a jël xaalis bi jox ko état parce que ñooñu ñi nga xamante ne nii tey dañu joxe ay valeur 1 million 2 millions 3 millions man je dis que ñooñu koñ bi ñu dëkk wala même bu ñu dëkkul koñ boobu koñ ba ñu dëkkoon ba toxu même bu fekkee léegi dañoo dëkk si quartier résidence yi quartier noble yi comme ni ñu koy tuddee fii nii avant ñuy dëkk foofu amoon na fu ñu dëkkoon am nañu ñu xam ñoo xamante ne nii aajowoo nañu loolu noonu ñu joxe tey ñooñu bu fekkoon tey jël nañu alal boobu noonu bu fekkee ñoom mënuñu ko jël joxe ko ñu xool ñi nga xamante ni mën nañ ko comme suñu classe gi ñu jox ñu ko nga xam ne ñun xam nañ ñoo xamante nii dañoo aajowoo ndimbal ba pare dañoo xam ñoo xamante ni nii buñ doon xëy seen kër di lekk sombi di naan di añee fonde di reeree ruy du ñu tàllal loxo ñun ñooñu la ñu xam tey ñu ëpp tey si ñi nga xamante nii dañuy jug yóbbul leen ration bii nii tey ñooñu lañ koy bettee ñoom du ñu wax kon tey ma gisoon ne ñooñu jël 2 millions wala 3 millions joxe ko ñoom mënoon nañ jënd ration bi xool ñu ko jox ñu joxal leen ko te ñoom duñ si feeñ te ñoom du ñu feeñ si alal boobu noonu ñu tudd kon tey dama gis ni jël 2 millions wala 3 millions participer ko si état bi amaan yow bàyyi nga sa gannaaw ñoo xamante ni aajowoo nañ ko soit day nekk si say membre de famille wala mu nekk yow say membre de famille koñ ba ñu dëkk ñaka fa aajowoo kon tey am naa yaakaar ni ñooñu tey bu ñu defoon li nga xamante ne ni moom mooy enquête si seeni membre de famille koñ yi ñu dëkk xool ñu def état des lieux xool ñi nga xamante ne ni aajowoo nañ ko fa ñu jëloon alal boobu noonu jox leen ko ñu jënd wala ñu jënd sax jébbal leen ko pour ñu jébbal ko loolu ñooñu lépp day nekk dans l'anonymat comme ñun ni ñu koy defee. parce que waa alhamdulilah ñun de suñu borom defal nañu tawféex ba nga xamante ni nii bu ñu yeggee ba si période bii nii ak période korité ak période tabaski donc comme ñun suñuy acte social dafa nekk loo xamante ni nii luy continuer si année bi yëpp la nekkul weeru koor ba weeru koor dafay gën a dëgër parce que weeru koor lépp looy def bu dul weeru koor la gënee ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam si weeru koor la gënoon tabe kon tey képp koo xamante ne nii da ngay tabe si yeneen weer yu dul weeru koor bu weeru koor ñëwee da nga war a doubler li ngay def moo tax nag de ce fait que ñun am na ñoo xamante ne nii xam nañ ma ñu ngi si groupe bi sama groupe bi ma tuddee piété et bienfaisance nekkuñu fi ñu ngi Europe tey bu ñu demee bay war a jénnee asaka des fois dañuy jël lenn si asaka bi daal di ma koy yóndee pour man ma jox ko ñi nga xamante ne nii ñoo ko aajowoo te li may préciser mooy ñu ëpp si ñooñu duñ ma xam jaxaran duñ ma xam nii dëgg-dëgg comme ñeen ni ngeen ma xamee wala ñenn ñi nuñ ma xamee déedéet ñu si ëpp dañ may gis à travers mes actions sur Facebook ak sur statut WhatsApp donc ñu am confiance am kóolute si man ba tax na lépp luñ may jox même bu ma leen joxulee preuve ñoom am nañ confiance si man te luñ ma jox dañ may ne noo ko defee baax na parce que xam nañ ne di nga ko defee ni nga ko war a defee bu ñu yeggee ba korité fin wu korité mbuurum koor yi dañ koy jënd dañ koy jot bu ñu yeggee ba tabaski nit yi tamit da ngay gis koo xam ne day nekk Europe du mën a rey foofu noonu daf may yóndee xaalis bi ne ma damaa bëgg nga jëndal ma xar joxal ma ko famille boo xamante ne nii dina ko aajowoo kon ñooñu li ñuy def ci jénnee zakat la bokk macha allah donc loolu moom suñu borom defal nañu si tawfeex. ok léegi nag ñun moom bii première tranche lañ koy tuddee parce que ñun lii suñu mébét mooy ba weeru koor bi jeex incha allah dañuy def li nga xamante ne nii moom mooy lii di comment dirais acte social yi. ba weeru koor bi jeex dañuy def acte yi donc lii dama ko tuddee premier temps parce que fu mu toll nii dama ciblé 35 familles yoo xamante ne nii il me faut presque 1,750,000 pour ma mën a jox plus de 35 familles yooyu noonu ku si nekk ration alimentaire njëgu 50,000 boo xamante ne nii yow dañ la koy indil fekk doo ko yëg dañ la koy indil fekk yow laajte woo ko parce que ñun noonu la ñuy liggéeyee te ndimbal bi gën mooy ki nga gis ne aajowoo na ndimbal nga xaar mu bañ a ñëw tàllal la loxo nga daal di koy dem jox directement ndimbal bi ñun noonu la ñu gisee ni mooy ndimbal bu gën moo tax ñu koy defee loolu ba pare nag lépp dañ koy def si sutura lépp aussi dañ koy def ñi koy def dañ koy def si dans l'anonymat parce que tey ñi joxe fii nii yëpp kenn laa xamante ne nii dinaa ko si tudd te kooku dafa nekk si benn groupe bi mi ngi tudd Al Hidaya donc Al Hidaya moom dafa nekk si groupe bi mu gisee samay acte dafa jël acte yi mu dugal ko si groupe bi ba mu dugalee si groupe bi waa groupe bi loolu doy leen groupe bi daal di dajale li nga xamante ne nii mooy 200,000 daal di ma koy jébbal kon loolu nekk na acte boo xamante ne nii acte bu noble la may sant waa Hidaya comme ni may santee sama waa groupe di piété et bienfaisance léegi bii premier acte premier acte bi la premier acte bi mooy 35 premières familles bu ñu jotee loo xamante ne nii jox nañu ba 35 premières familles mat ñun dinañ ciblé waat yeneen famille parce que à travers suñuy poste ñu bëri ñu ngi ñuy sollicité du ñu wax ni ñoom dañoo aajowoo ndimbal mi ngi fii sama téléphone tey bu fekkoon lu ñu war a mën a wane la dinaa ko wane nit ñi gis ko bi ñu dugalee ñu bëri ñu ngi ñuy laaj dañu wax ni ñoom dañoo aajowoo parce que li may def dama ko détaillé point par point ma dugal ko comme ça nit ñi gis liggéey bi mu am transparence
alhamdulilah xanaa di sàkku si ñëpp ndimbal comme ni ñu ko suñu borom santee rek si wa taawunu alal birri wa taqwa wala taawunu alal ismi wal udwan ñu dimbalante si mbaax ak ragal yàlla ba ñu dimbalante si noonoo ak bakkaar. kon tey li nga xamante ni moom moo ñu fi taxaw xéwal la boo xamante ni dañ koy santee suñu borom ndax moom moo ñu wax wama bikum min nixmatin fa minallah bépp xéwal boo leen am si man yàlla la bàyyeekoo da ngeen ma koy santee kon léegi si loolu la ñuy ñaaxee ñëpp ñu ñëw dimbalanteex ñun si mbaax ak ragal yàlla ba ñu dimbalanteex ñun si noonu ak def bàkkaar di yëgal nit ñi que ni tamit gis nga def si yoonu yàlla loolu tawféex la boo xamante ni borom bi taalaa wa tabaaraka moo lay may ndax nit am na ay millions 500 francs bu gën a ndaw du ko jénnee def ko si yoonu yàlla waaye nit ñàkk na loolu lu mu am bokk kaax nit yi kon loolu tawféex la kon képp koo xamante ni suñu borom am na lu mu la wërsëgal bul xeeb suñu borom lu mu ñu wax allazina yuminuuna bil xaybi wa yuqimuuna solata wa mimma razaqnahum yunfiquun ñi nga xamante ne nii dañoo gëm kumpa di taxawal li nga xamante ni moom mooy julli wa mimma razaqnahum yunfiquun mu ne ngeen di jël lenn si li ma leen di wërsëgal ngeen koy jénnee di ko def si yoonu yàlla léegi ku nekk am nga loolu suñu borom di wërsëgal kii ay millions la am kii ay milliards la am kii 100000 la am kii 500000 la am kii 10000 la am kii 5000 la am kii 1000 francs la am ku si nekk loolu noonu nga am na lu si war a jénn dem si yoonu yàlla parce que foofu personnalisé wul waxul ñii ñoo war a jénnee ñii waruñu jénne waxul président moo war a jénne wala ministre wala député wala directeur wala ku mu mënti doon mais ku nekk si li la suñu borom di wërsëgal yow da nga war a jénnee lenn si loolu nga def ko si yoonu yàlla kon ñu ngi tàllal ñëpp loxo di leen ñaax ñu ñëw dimbalanteex ñun si actes yu noble yii nga xamante ne nii ñu ngi koy def di solliciter ndimbalu ñëpp xeebuñu dara lu waay am mun na ko yóndee si numéro bi 77 640 04 51 par Orange Money bu fekkente ne nii daf ko bëgg yóndee si beneen moyen de transfert Maxa Thiam mooy sama tur ñu ngi tàllal ñëpp loxo parce que ndimbal yi du yem fii du yem tamit si début bi day dem ba weeru koor bi jeex bu weeru koor bi jeexee période korité bi tamit dañuy def ay ndimbal bu korité bi jeexee balaa tabaski di ñëw dañuy am ay ndimbal yu ñuy def bu tabaski ñëwee tamit dañuy def ay ndimbal parce que am na ay parents de famille yoo xamante ne nii chaque année ñoo leen di jëndal xar parce que man première année bi may débuté maa ngi fàttaliku maa ngi jënd benn xar deuxième année bi maa ngi jënd 3 xar te pourtant li may mbébét dafay bëri mais des fois moyens yi moo dul dajaloo loolu moom moo tax kon moment yii di ñëwaat ak ci yeneen acte social yi ñuy def ñu ngi siy tàllal loxo ñëpp mu ñëw mu mën a yaatu ku nekk mën si jot incha allah di fàttali rek que ni lii ñuy def nii c'est dans l'anonymat ñi koy joxe tey ñoom santuñu ma bugguñu sax ma sant leen wala ma tudd seen tur bugguñu si sax feeñ amaana lii may def nii sax boo moytul buñ ci gisee seen bopp sax mun na jur leneen mais dañuy ñaan suñu borom mu nangul leen ba lépp loo xamante ne nii mooy toq ngistal si li ñuy def mu bañ si feeñ lépp loo xamante ni dafay yàq suñu jëf ñun ñëpp loolu dara bañ si feeñ bañ ñu def nag ñun ñu nekk koo xamante ni dañuy yëg suñu bopp si mbir mu ñu def ñu xam ne li ñuy def suñu bopp lañ ko defal ku si def sa dërëm sa bopp nga ko defal ku ko def feneen sa bopp nga ko defal lu waaye di def boppam la ko defal moo xam lu baax moo xam lu bon lu waaye def rek sa bopp nga ko defal te ñun tey ñii toll tey période bi ñu leen di dimbalee nii tey ñii dimbali tey suñu borom mun na dogal ñu toll période boobu noonu à l'avenir kenn xamul suñu borom rek moo xam moo tax am na loo xamante ni da nga koy préparer à l'avance kon nag maa ngi ñaax ñëpp nit ku nekk sa alal dee ko jénnee di si jaamu yàlla mais préciser rek que ni ñi nga xamante ne nii seen alal dañ koy amee neneen wala dañ koy njuuj njaaj loolu pour ñu jénnee seen alal def ko si yoonu yàlla dafay compliqué dafay metti moo tax maa ngi sàkku si ñëpp ñuy góorgóorlu di fàggu lu lew nga xamante ne nii dañ sañ xel dina dal ñu mun ko bokk ñañ ko war a bokkal moytu riba ak li nga xamante ni moom mooy bàkkaar. waaw ñu ngi sant yàlla tey bég lool ci initiative bi nga xam ni Maxa Thiam def na ko di ndaw war a jox exemple mbooleem jeunesse Sénégal bi fan yii yëpp ñu ngi woote ci mbooleem plateau yi dem ngir wax na jeunesse bi jug taxaw ndax mbir mi bu xewee ci réew di musiba boo xam ne dafa bett ñëpp a war a taxaw ci solidarité jàppalante am na lu ci état bi woote waaye loolu doyul ñëpp xam nañu doyul. donc il faut que population yi seen bopp organisé wu à la base jeunesse bi jiite ko ñu am taxaw seen responsabilité ci taxaw population yi dimbali leen rawatina nag bu tombeek weeru koor nga xam ni liggéey yu bari taxaw na ndax feebar bi nit ñu bari am soxla te mënuñu ko faj kon bu ñu gisee ndaw bu jug taxaw ngir dimbali société am dimbali population yi dañ koy encourager di ko jaajëfal di ñaan yàlla dooleel ko ñi mu àndal di liggéey ci mbooleem groupe sociaux yeeg yëpp yàlla na yàlla dooleel leen ku mel ni moom it bari ci réew mi ndax bu quartier bu nekk amee ku mel ni moom ASC yu nekk taxawaayam incha allah ñàkk gi dana wàññeeku danañ mën a traverser période bi te duñu am jafe-jafe yu bari comme ni mu amee ci yenn réew kon daal Maxa ñu ngi lay encouragé bu baax ñaan yàlla dooleel la li ngay def yàlla nangul la ko te ndaw ñi roy ci yow ndax loolu lañ bëgg ci jeunesse Sénégal
imam am na ci ay question d'actualité am na ci ay yenn ci imam kilifa diine yoo xam te ni d'accorduñ ci ñu tëj yenn ci jàkk naata la jeg weeru koor gi yow sa position par rapport à ça aussi lan la. waaw loolu moom liñ ci yàgg wax rek lañ ci wax ndax dañu bokk ci mbooloo mu tudd Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal génne déclaration ay yoon ci mbir mi te mooy mbiru feebar la feebar nag ñi ñu ciy déglu mooy fajkat yi di médecins yi ñoom ñoo xam leen ni dajaloo yi da ko yokk kon nañu wàññi dajaloo yi loolu ci la dajaloo mbooloom jumaa yi dugg ligue bi nag li mu waxoon moom mooy nañu bàyyi jàkk yi nit ñi organiser ko wàññi mbooloo ma fay ñëw te jullit ñi xam ne am nañ gànt jullee seen i kër bu ko defee bu ñu ñëwee ñu organiser leen waaye bu dee Dakar décision bi gouverneur jël mooy tëjandi jàkk yi ba keroog nouvel ordre moo tax kon baaxul nit ñi xëccoo ak seen i autorité ndax coow lay indi mën naa tuur deret mën naa yóbbu bakkan comme ni mu amee seen réew ñu gis ni jaru ko nañu xam ni lislaam ni ko yàlla tërale jàngale ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam lu yaatu la ci ay jëfinam bu nit ki mënta dem ci mbooloo te loola lislaam waxoon ni sax lekk gu teew sax ngant la ci bu lu mel ni amee nit mën naa gën a delluwaat ci boppam sellalaat pas-pasam sellalaat yéeneem organiser njabootam ñu ànd jaamu yàlla waaye jarul xëccoo jarul xuloo jarul xeex ndax ku am ngant lislaam tegle na la loola nga xam ni boo amul woon ngant mën nga ko def te ñu xam ni nag ku ci demul jàkka yi te daan ci dem te ngant li amul yàlla ngi lay bindal tuyaaba comme boo doon dem jàkk kon lislaam rek moom moo yaatoo noonu yàlla na yàlla def ñu déggee ko noonu bañ a xëccoo bañ a xuloo bañ a xeex te xam ni weer wi jaamu yàlla la weeru muñ la ñu boole muñ ak jaamu yàlla. En français, en résumé, votre appréciation par rapport à cette initiative? Alors c'est une initiative très positive que nous saluons. Nous avons toujours encouragé la jeunesse sénégalaise à faire montre de responsabilité. Jeunesse, c'est liberté pour certains, mais liberté n'occulte en rien la responsabilité. Aujourd'hui, nous avons vu en M. Mahakam un exemple de jeune engagé pour sa communauté, engagé pour l'aide aux plus démunis. C'est une chose que nous encourageons et nous avons demandé sur plusieurs plateaux à la jeunesse sénégalaise de se lever. Nous traversons des moments difficiles, les moments liés à la lutte contre le Covid-19, mais aussi des mois de Ramadan, et que donc il nous faudra, dans un élan national de solidarité, nous entraider pour traverser ce moment-là et ne pas en subir des conséquences sociales désastreuses comme l'ont subi certains pays et qui les ont amenés à des troubles, à des manifestations. Nous pouvons en être épargnés si tout le monde se lève, se donne la main comme un homme, à l'exemple de ce jeune Mahakam, pour qu'on puisse dépasser cette situation sans regret et que notre pays retrouve sa paix, sa bonne entente et qu'on puisse vraiment avancer dans l'émergence et le développement auquel nous aspirons tous. Donc encore une fois, nous encourageons la jeunesse à travers Mahakam à prendre ses responsabilités, à s'entraider. Ce que l'État fait est déjà bien, mais ce n'est pas suffisant. Et si nous faisons cela, nous n'allons pas souffrir de ces restrictions dues à la lutte contre le Covid-19. Alors moi, j'appartiens à la Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal qui n'a cessé de se réunir et d'évaluer la situation par rapport aux restrictions liées à la lutte contre le Covid-19. Et parmi ces restrictions, l'interdiction des rassemblements, qui ne concerne pas seulement les mosquées, mais qui concerne tous les types de rassemblements. Alors nous avions dit autant que pour les rassemblements du vendredi, c'était sûr qu'on ne pouvait pas l'organiser, mais pour les rassemblements ou pour les prières, pour les 5 prières de la journée, il était envisageable que ça soit organisé. Donc notre proposition allait dans le sens de ne pas interdire, mais quand même d'arrêter pour le moment les rassemblements de vendredi et de continuer dans une organisation les prières quotidiennes. Mais malheureusement, pour le cas de Dakar, le gouverneur s'est fendu d'un arrêté qui a ordonné la fermeture des mosquées. Et en ce moment, il ne serait pas opportun pour les musulmans que nous sommes de braver l'interdit, de nous créer des troubles, alors que l'islam nous donne beaucoup d'autres opportunités. Et parmi ces opportunités-là, le fait de rassembler nos familles, de revoir même notre rapport avec notre religion, de voir l'essence de ce jeûne qui est la privation, mais qui est aussi le refus de s'adonner à des plaisirs. Et tout cela étant réuni,
Si nous en prenons conscience, nous n'allons rien perdre du fait de ne pas pouvoir aller prier dans nos mosquées. Maintenant, pour les autres régions où il n'y a pas cette interdiction-là, les gens sont en train de s'organiser. Mais pour nous autres, nous devons comprendre que l'islam nous ouvre plusieurs portes et que si nous ne pouvons pas aller dans les mosquées pour prier, le fait de rester chez nous et prier nous donne les mêmes bénédictions et les mêmes bienfaits que d'aller dans les mosquées prier. Voilà ce que je voulais dire.